Touba ca kanam ci confiance bi nga xam ne jox na ko commission environnement ba pare boole kook ay moyens yu tax ñu mën a teg dara kon réussite bi lépp c'est grâce à Touba ca kanam kon ñu ngi gërëm administration Touba ca kanam bu baax a baax a baax di gërëm la commission environnement ndax lii de feeñal ne commission bi ñu ngi liggéey ci travail d'équipe di jaajëfal ki nga xam ne mooy suñu vice-président muy Serigne Cheikh Kane mu topp ci ñun te topp nu toppin wu rafet taayalul ci dara guddeeg bëccëg bi ngi ci liggéey bi fa tax lu bari lu ma waroon def woyof na ci man ndax Serigne Cheikh Kane kon Serigne Cheikh ñu ngi koy gërëm di gërëm structuration bi mooy le secrétaire de la commission muy Serigne Cheikh Cissé nekkaat ku jiite la sous-commission reboisement gërëm Serigne Abo Ndiaye mi nga xam ne moo yor wàllu nettoiement ndax ku wax environnement wax mbalit te mi ngi ciy liggéey bu am solo bu kawe njort waaye di gërëm Serigne Modou Dieng mi nga xam ne moom moo jiite sous-commission assainissement lii nag nga xam ne taxawal nañ ko objectif bi lenn képp la mooy kuy wax reboisement da nga war a fexe am production mënoo dëkk ci jéggaani ak di jëndi mais foog nga teg source de production buy tax li nga yéene ci dëkk bi nga mën koo jotal kon suñ demee ba taxawal lii c'est grâce à Touba ca kanam kon ñu ngi koy remercier davantage di remercier partenaires yi nga xam ne accompagné nañ ñu ku ci mel ne Eaux et Forêts ku ci mel ne privé ku ci mel ne Touba Vert Souley Kitane di gërëm ingénieur en agronomie yi nga xam ne dañoo ñëw indi seen i xam-xam fas yéene adhéré wu ci liggéey bi te xam ne liggéey bi liggéeyal Serigne Touba la seentu asamaan la amul buuxante képp ku ci am yéene rek xaj nga ci kon bunt bi ibbeeku na pour képp koo xam ne sa xam-xam màcc na jëm ci wàllu environnement la porte est grandement ouverte jërëjëf Baye Cheikh Cissé xam naa fii lay tënk kàddu yi di ko jox moom mi nga xam ne moo àndoon ak pépiniériste yi nekk ci pépinière bii nii ñu def fi diversité yu yaatu yu mel nii donc ñooñu moom mention spéciale asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu. ñun képp koo xam ne teewal fi waaye di jëti ci nuyu di jabootu Sëñ Touba ci ñi fi nekk te seen ami bu jiite ko di ñaanal ñu yàgg sama tamit di nuyu waa Touba ca kanam góor ñi jigéen ñi di ko tànn ci président Touba ca kanam secrétaire ak ñëpp rek ñu ngi leen di gërëm kon li may dugg rek mooy ci li nga xam ne mooy objectif pépinière bi jubluwaayu pépinière bi dañoo dikkoon Touba ca kanam xalaat ne chaque fois dañuy manqué ay garab ñu leen ciy dimbali te dañu ne nag ndimbal da cee fekk loxo borom moo tax ñu créé pépinière bi wut ay pépiniéristes formé leen juróom benn weer la ñuy formé ci wàllu saytu ay garab mooy production végétale defe naa li ñu leen formé gis ngeen ko ci terrain bi lépp loo xam ne formé nañ ko wane nañ ko tey mu wane ne xam nañu liggéey bi mën nañ ko la ca des muy wàllu maraîchage gis ngeen maraîchage bi aussi dañ cee sàkku ay formation ñu defal leen ko kon loolu tey bu ëllëgee lu Touba ci kanam soxla ci plantation am na personnel boo xam ne formé leen ñoom ñooy saytu loolu ci kaw loolu nag li tax pépinière bi jóg mooy jëmbat garab ci Touba toujours may wax un déséquilibre écologique ci biir Touba amul vraiment benn programme boo xam ne reboisement la boo xam ne ñëpp ci war a bokk amu fi ñoom Touba ci kanam créé ko nag léegi pour population yi garab yii nag ñu defar 22000 plans la nga ñaar fukki junni garab ak ñaari junni ci garab yi joxe cat wante ci fii nu tàmbalee tey bu ñu paree suba rek war nañoo tàmbale waat beneen campagne bala ñoo yegg mois d'août nu amaat 22000 garab mooy 44000 garab nga xam ne pépinière bi di continuer di produire pérenniser action reboisement ci Touba ndax gis ngeen tàngoor bi gis ngeen ngelaw bi gis ngeen lépp na mu dem kon loolu mooy objectif bu pépinière Touba ci kanam pépinière si ñu ngi fi toog kon mën nañu métier la ca des mooy li ñu jàppale dañuy gërëm Eaux et Forêts service des Eaux et Forêts bu Touba Mbacké ndax jox nañu ay garab yu bari ci nawet bi Thiès jox nañu garab yu bari Mbour Diourbel jox nañu ay garab ñoo ngi leen di gërëm bu baax waaye monsieur Seck moo représenté ñëpp ñi foree wax teew mooy représenté ko ñoo ngi leen di gërëm ku ñuy wax Souley Kitane di professeur en agroforesterie ak monsieur Tonkara ñi ngi fi garab yi nga gis yoo xam ne amagul Sénégal mi ngi ko jëlee Dubaï
jox nañ ci junni garab moom la ñu multiplier pour que ëllëg lu waaye soxla ci garab nga mën koo am mais bu loolu lépp assez Djibi Diagne moom parent noo koy gërëm ndax tey ci reboisement Baxiya indi na ci ay camions yu bari defal na ko digg nu yeneen camion jàpp ci bu baax a baax kon noo koy gërëm moom itam li ci des mooy Babacar Ly bii nekk ci pencum Sëñ Cheikh Béthio Thioune pentu from ñi ngeen di gis tey war nañu mën nañu am 8000 plan pentu këram te moo jox semence yi ak ñi mu àndal kon ñooñu ñu ngi ci jotaay bi kon faw ñu gërëm leen gannaaw loolu nag li mu bëgg ñu terminer ko mooy tey ay agronome ñëw nañ ci jotaay bi ay eaux et forêts ñëw nañ fi lépp ñu jàng seen jàng màcc ci environnement ñëw nañ fi ma doon ñaan Touba ca kanam na créer benn groupe boo xam ne groupe d'orientation technique en matière d'agroforesterie ñu waxtaane ko nga xam ne tout le temps ñu mën a def un plan d'action def programme parce que ab liggéey day am programme ab liggéey ay borom xam-xam ñoo koy saytu mu mën a dox ma bëgg Touba ca kanam woo leen ñu toog parce que ñoom dañuy ñëw pour liggéeyal Sëñ Touba amul benn condition bu teg ndax nag xam-xam xaw ma ko da caa bokk te lépp looy def te xamoo ko fa muy mujj du baax kon noonu rek laa doon tënkee li ci des mooy dana joxe ay lijaasa yoo xam ne ñu jëm ci pépiniériste yi muy seen attestation li ci des mooy am ay lijaas yu ñuy joxe ñi ñu jàppale ñëpp dañu leen a wutal ay diplôme de satisfecit pour gërëm leen sant leen ñu muy mandarga ne ñi mës na liggéey nañu Sëñ Touba ci wàllu garab ci wàllu lépp loo xam ne jëm na ci Touba kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh